ñu ànd ci waxtu wi waxtaanee actualité ni ñu koy defee saa su nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te leen di ziar ci àjjuma ji tey nag ñuy ñëw ci ponk yoo xamante ne dafa soxal wàllu alam gi buñ ko waxee xel dem ci environnement ndax it dëkkuwaay bi na mu mel ak it jéego yi nga xamante ne ña ngi koy def yenn saay mu defar waaye yenn saay ñu teg ay acte yoo xamante ne dana bokk ci luy lor suñu dëkkuwaay moo tax nag tey dañuy dem fële ca Cap Manuel dina am solo ñu def fa taxaw seetlu gis nañ ni foofu cadre de vie bi ñu koy dégradé te lañ fay sànni bokk na ci luy jógee ci yenn ci hôpitaux yi ci Ndakaaru moo tax dinañ fi dalal ci kanam écologiste la mu di Riyad Kawar nekk également initiateur la météo de Riyad bu ñëwee ñu gën a yaatal ak yeneen i ponk rek mu soxal wàllu environnement gannaaw 20h bi lay doon xibaar yi it ak rédaction bi ci wolof dinañ fi teew pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko daara yu kawe yi ndax gis nañ ni ci fan yi weesu wala weer yi weesu dina yenn saay dina jafe nga toog te doo dégg étudiants yu yëngu ci anam yi nga xamante ne rek nañuy dëkkee ca biir daara yu kawe yi moo tax nag tey ñu dalal fi njiitu SAES di syndicat autonome pour l'enseignement supérieur di professeur Malick Fall professeur dalal jàmm ci plateau bi. mais jërëjëf Aram maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm également ci opportunité bi nga xam ne may ngeen ko pour ñëw waxtaan ak askan wi mais également ngeen may ma rek ma nuyu sama mbokku jàngalekat yi nga xam ne ni ñoo ngi ci Sénégal ndax fii foofu dem ak lu mu sore ak lu mu ruqi boo demee di nga fa fekk benn jàngalekat bu fa nekk di dox bay waar donc ñu leen di beral nuyoo également suñu camarade du G7 yeeg G20 yi ñoom ñëpp di leen wax daal ñoo ngi ci seen ginnaaw. jërëjëf professeur ñuy ànd tey ci ajuma ji ak Fama Dione Fama di bokk si ñi nga xamante ne rejoindre nañu équipe Soir d'Info loolu laay wax Fama dalal jàmm ci plateau bi. merci beaucoup Aram maa ngi lay nuyu di nuyu suñu invité professeur Malick Fall di nuyu téléspectateur télévision Futurs Médias yëpp. jërëjëf ñu njëkkee ci li nga xamante ne maa ngi ko doon wax sànq professeur ci daara yu kawe yi jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy am ci université publique en tout cas yi nga xamante ne am nañ ko ci Sénégal mais balaa loolu damay njëkkee ci grande offensive bi nga xamante ne yéen a ngi koy déroulé jamono ji li waral mu jóg ak it ba ngeen ko defee lan ngeen gis sur le terrain. mais jërëjëf soxna Aram ci laaj bi effectivement depuis bu ngeen xoolee depuis samedi ba léegi ñoo ngi am benn tournée boo xam ne ñoo ngi koy def ci université publique yi nekk ci Sénégal yëpp. ñu tuddee ko donc benn tournée de mobilisation pour suñu ñoñ yi pour waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy dox actuellement ci biir université yu kawe ñu tuddee ko nag la grande offensive commencé ko par Ziguinchor jaar Kaolack dem Bambey ñëw Thiès diggante depuis bërki dem ba léegi ñoo ngi Dakar di wër ci section yëpp bu ñu fa jógee war a terminer par Saint-Louis donc tournée bi nag comme ni ma ko waxee tournée de mobilisation la pour également tournée d'explication ndax ñëpp xam nañ ni SAES dafa déposé préavis de grève boo xamee ni mi ngi ko déposé le 1er février. préavis boobu nag dafay arrivé à expiration maanaam dafay jeex le 2 mars ñu te xam nga nag ku xam SAES xam habitude am xam ni moom bu déposé préavis de grève bu préavis bi jeexee rek il faut que ñu tàmbali maanaam jongante bi. lu yëkkati préavis de grève boobu. waaw xam nga préavis bi de grève bi nag li ko yëkkati lu bare la. ndax benn ñëpp gis nañu ren ni orientation bachelier yi demee bu fekkee ni waxtaan wax dëgg ci la rek te bëgguñu froisser kenn. bëgguñu également tooñ kenn mais quand même bu ñu seetloo dinañu xam ni ci ren ci orientation yi gën a bon ci Sénégal la am xam nga nag wolof dafay wax bon. waaw li gën a bon mooy yées li gën a bon yées mooy yëccët. bii nag mooy yëccët ci maanaam rentrée universitaire depuis pratiquement ay lu mat ay at ngi nii loolu li ko waral mooy bu ngeen seetloo au mois de septembre 2019 nguur gi par le biais donc du ministre de l'enseignement supérieur dafa xëy suba rek décider ni ñoom léegi de façon assez brutale nag ni dañuy orienter maintenant ñi am baccalauréat yëpp ci biir université publique yi mu nekk décision boo xam ne ni bu brutal la nag mais comme dafa brutal te ñun ñuy nekk ay jàngalekat yoo xam ne ni dañuy xeex lu ñuy tuddee privatisation de l'enseignement di xeex également la marchandisation donc de l'éducation ak de l'enseignement ñu ni mënuñu banque suñuy loxo wax ni duñu d'accord ci loolu mais nag ndab boo koy sol bu feesee boo
continuer di ko sol dina tuuru ci suuf. donc soit nga dem indiwaat beneen ndab bu gën a rëy wala nga puus ndab boobu indiwaat beneen ndab donc ñu gis ni université yi déjà li indi woon ñoom ñu jëloon bachelier yi di ko yóbbu ci privé bi c'est parce que tout simplement dañoo demoon ba gis ci seen bopp ni université yi amatul atnatul maanaam bachelier yi mais boo koy def xëy suba ni da nga war a indi delloosiwaat bachelier yooyu yëpp ci biir public bi lu mu bon waroon nañ ko def de façon graduelle mais comme defuñu ko de façon graduelle dañoo xëy suba rek ni xëpp ci suuf si ñuy wàll loolu mën nañu ko d'accord mais ci kaw nga ñu am yenn yoo xam ne ni quand même ay accompagnement yoo xam ne war nañu ko def ci université yi loolu nag moo indi tey mu am benn cacophonie bu mag a mag ci système d'orientation yi ngeen gis étudiant boo xam ne tey dañ koy orienté tey ci suba Kaolack te ngoon sa ñu ne ko noo dindi nañ sa tur yaa ngi Thiès te au suba sa ñu ne ko noo nekkatoo Thiès yaa ngi Ndar yaa ngi Dakar donc mu indi ay problèmes yu bare loolu nag mu indi ay jiixi jaaxa ci suñu biir mais nag loolu terul beneen problème bi nga xam ne moo ñu gën a soxal également muy lu ñu tuddee les textes sur la gouvernance des universités loolu également bu leen ñu mayee temps peut-être dinañu ci dugg pour gën ci expliquer mais loolu lu am solo la ci ñun mais également beneen élément bi également bi nga xam ne bu am solo mooy li ñuy tuddee le processus d'orientation des bacheliers parce que ñun dañu jàpp ni rek benn as kumpa la ci ñun kenn xamul lan moo nekk ci biir ba nga xamee ni ñun dañoo laaj ni bu doon suñu sago ñu ubbi boîte boobu ñu xool ba xam lan moo ci nekk su ko defee étudiant ki am bakam te bëgg dem Ndar ñu xam ni kan moom Ndar la bëgg a dem te bu demee foofu lii la bëgg a jàng loolu mooy suñu xeex actuellement. alors bu la ñu ñëwaat ci li nga xamante ni mooy di gouvernance boobu ngay wax dañoo bëggoon nga dellu si waat ci visite bi ngeen def grande offensive bi ngeen demee ci université yi constat bi lan la. mais constat bu métti la parce que ñoo ngi commencé par Ziguinchor bu leen xoolee Ziguinchor déjà dëkk bi rëy na naam mais université bi daanaka bu ngeen xoolee mënul àttanul maanaam li ñu ko yan ci ay étudiants mais teewul bi ñuy waxtaan dañuy wax ni bu fekkee ni am na ay mesures yoo xam ne ni yokkal na leen ko mën nañu am njort ni dinañu fexe lu tout pour que lañ leen di jox ñu mën leen jàngal mais actuellement boo demee Ziguinchor di nga gis ni ci wàllu social pour étudiants yi déjà pour ñu am fu ñu dëkk boo demee actuellement dafa am pénurie mère gàddu Ziguinchor maanaam mère gàddu amatul Ziguinchor ndax étudiants yi ku ci ñëw fokk nga dem wut ci benn mère gàddu boo xam ne di nga dugg ci benn kër wala ci benn ruq boo xam ne di nga fa teg sa mère gàddu donc boo demee te amatul mère gàddu ku bëgg def commerce bay boo nga dem jubali Ziguinchor pour def wuti foofu jaay foofu mère gàddu donc mu am problème yooyu mu am ay problème d'infrastructure ñu dem ba li ñu fa dugal ci étudiant dafa bari boo xam ne nii recteur bi comme amatul salle yu mu leen jàngale bu obligé dem woo inspecteur d'académie xam nga loolu am solo wax que ne ko damaa bëgg ñu d'accord ci kàddu pour que léegi nga dugal système de journée continue maanaam élèves yi ci primaire bi ak secondaire bi léegi kuy jàng da ngay jàng 8h ba 14h pour que ñu mën a wàcc 14h mën a libérer salle yi. abal leen ko te loolu xam nga loolu lu am solo la. lu maanaam lu doy waar la conséquence ci jàng ak xale yi mais man d'abord ci jàngu primaire bi. ak xale yi primaire yi nga xam ne ni tàmmuñu boobu système bu leen dugal également ñi nekk ci secondaire bi mais également ñun ñuy jàngale rax ci doon boo demee Kaolack la même chose Kaolack multisite la dafa am Kaffrine am Fatick am Kaolack dem nañ fa gis nañu également conditions yi nga xam ne ni noonu la étudiants yi di jànge voilà une université boo xam ne ni maanaam rythme de progression moo ëpp doole ci yeneen université parce que daaw lañ ko ubbi. ñu jox leen lu mat 2 junni étudiants ren ñu joxaat leen daanaka 2 junni étudiants muy 4 junni muy maanaam 4 junni étudiants en l'espace de 2 ans. Université Gaston Berger de Saint-Louis créé nañ ko lu ëpp 20 ans mënaguñu woon progresser ba egg ci 6 000 étudiants kii ñu créé ko tey. matagul 2 at déjà mi 4000 étudiants ci foo xamee ni fa ñuy jàngale yëpp dañ leen ko abal donc ñuy jàngale ci ay heures yu nekk da ngay jàngale ba génn ci université bi da ngay jàngale ba yenn waxtu yi ainsi de suite soo ñëwee Bambey la même chose Bambey dañ fa dem barki dem suñu benn xarit bi dafa dem visiter ji néegu xale yi rangoñam dafa doon tuur parce que tout simplement da ngay dugg ci moom dafa dugg rek néegu xale yu jigéen doon xool nuñu tëddee parce que
moo gën a sensible parce que nekk ñu jigéen bokkul ak nekk ñu góor. mais ñu dugg ci seen biir néeg yi fekk leen ci benn ay carré yu tuuti yoo xam ne mais la fa nekk ci doomu aadama xam nañu toll fi mu ne boo demee Bambey am na élèves yoo xam ne bacheliers yoo xam ne orienté woon nañ leen fa mais dañu mujj démission parce que mënuñu conditions yi fa nekk ñu dundee ko. ak dëkk boobu nu mu tàngee te dëkk bi ci boppam moo amul capacité wu accueillir la fa nekk déjà ci bachelier waxtuma ñu yokkal leen lu pratiquement ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer. léegi bu ñu dellusee ci université Ziguinchor foofu jamono ji ñuy àddoo peut-être actuellement mais ñu ngi doon ci grève illimitée xamuñu ndax levé nañu mot d'ordre bi mais foofu bi ñu doon wax ni dañuy def cours yi ci alentours yi ci école yu jege yi am nañu ci d'accordoon mais ñetti fan a ngi nii ngeen ne da ngeen ni dindi dogal boobu lan moo tax. waaw xam nga li ko waral mooy ñun dañu nekk ci système bi di jéem suñu kéemte lay kàttan pour que système bi bañ a daanu maanaam système bi taxaw ñuy def ba def loo xamee ne deful maanaam xam nga nit di nga bëgg jàppale doomu aadama. fexe ba dugal ay solution yoo xam ne daana ko sax dafay indi problème mais loolu yëpp ñun ñoo joxewal jëloon suñu doolee di ko joxe di góorgóorlu pour porter système bi mais ñu daje ak nguur goo xam ne dañu jàkkaarloo ak ñoom ñu jàpp ni dañu defal enseignement supérieur lu rëy rëy loo xam ne ni enseignement supérieur waratuñu wax dara te ñun ñu am suñu doole di def li ñuy def xam li ñuy def lu mu doon xam li ñuy daj xam également coono yu ñuy jànkonteel ñu ni nag comme nit da nga koy dimbale di ko jàppale te moom gisul ni li nga koy jàppale mais il faut nga taxaw tuuti ba mu gis ni yow mii kat ndekete fii nga toll woon ci moom ci jàppale. professeur dafa am loo xamante ne le ministre Cheikh Oumar Anne bu mu taxawee fii daf ko wax c'est-à-dire orienté nañ 52 000 nouveaux bacheliers ci université publique yi waaye bàyyiwuñu leen noonu ndax diggée na fi 200 enseignants yoo xamante ni ñëw dooleeku si biir 8 milliards yoo xam ne budget lay doon également pour ñu jàppalee leen ko pour accompagnement loolu noonu ndax yegseegul wala da ngeen ko gisul ak leneen loo xam ne yokk na ko ci moo ne ba ñuy def orientation yi waxtaan nañu ak tous les acteurs yu système bi pour fexe rek xool loo xamante ne day am consensus te consensus boobu amoon da ngeen joxe woon seen kàddu ci loolu wala déet. non xam nga loolu tamit xam nga yenn saa yi bon xam nga nag ministre kilifa bu ñëwee yenn saa yi parce que seetaan nañu émission bi bon yenn saa yi mu xaw wax loo xam ne ni également waxu politique la bon c'est vrai bi ñu ñëwee bu ngeen seetloo décision bi mi ngi ko jël le 5 septembre. 2019. ñun ñu génnee benn communiqué le 6 septembre pour wax suñu position wax ni mën nañu d'accord ci lii waaye dañu bëgg mu am ay préalable waxuñu woon sax mesure d'accompagnement préalable la ñu wax. maanaam préalable mooy loo xamee ni balaa ñuy tàmbalee lii il faut que lii am te préalable boobu lan la ñu waxoon dañu waxoon ni lu mu néew war nañu recruter lu mat 400 enseignants. lu mu bon war nañu fexe ba budget yi ñu yokk ko. war nañu fexe ba infrastructure yi nga xam ne dañ ko tabax parce que dafa am lu doy waar loo xam ne nit également il faut que nit ñi dépay ci xel. gis nga infrastructure yi nekk ci université ñoo ngi ko commencé tabax depuis 2013 ñu teg première pierre li université Amadou Mahtar Mbow teg première pierre université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass ñii pour ñu tabax université bu ci nekk ñoom war na laaj lu toll ak juróom-benn fukki milliards ñu dem Thiès également commencé fa def lu ñu tuddee programme PGF Sud am ay tabax yoo xam dañ ko fa commencé tabax dem Ziguinchor am ay tabax yu ñu fa tabax mais tabax yooyu ñu commencé depuis 2013 ba fii ñuy waxanteek yow suñ joonu yàlla tey amul benn tabax bu ci egg mais entre temps gis nañu ni nguur gi bi mu bëggee tabax centre de conférence Diamniadio mu laaj lu tolloog juróom-benn fukki milliards fukki weer ak benn lañ ko tabax. priorité yi daal nga gis ne moo. non parce que lu am solo la fukki weer ak benn lañ tabax centre de conférence Diamniadio dépensé ci lu toll presque juróom-benn fukki milliards. ñu commencé Arena Tour ngeen gis que ñu tabax ko tabax bu gaaw arène nationale. Université Amadou Mahtar Mbow ñu commencé ko tabax depuis 2013 mënagul egg ñu ñëw ci wetam. fu mu taqal ubbi fa benn stade boo xamee ni 157 milliards
lañ koy tabaxee en 18 mois. njàng bi yitteelul kon enseignement supérieur yitteelul état. sañu ma ko wax de. waaye constat la. loolu nga junj xanaa ni. constat la de constaté nañu daal nii bu ñu bëggee tabax loo xamee ni amal na leen yitte ci diir bu tuuti dinañ ci def lañ ci war a def tabax ko mu egg waaye yi nga xamee ni ay infrastructure la yoo xam ne dafa jëm ci wàllu njàng bi ak njàngale mi gis nañu di depuis 2013 muy juróom-ñaari at ba léegi amul benn boo xam ne mën na ci pare te la muy laaj ci milliards la ñu dugal ci yeneen infrastructure moo ko ëpp fukki junni. waaw nee nga sànq préavis bi ngeen dugal 1er mars bi lay jeex kon da ngeen di grève étudiants yi di grève njàng mi moom fan la jëm. waaw mais xam nga ku nekk ci ñun xam nga nag biir université ñetti composante moom la am. dafa am lu ñu tuddee la composante enseignante mooy ñun jàngalekat yi. am personnel administratif technique am également étudiants yi ku ci nekk ñun da nga am say intérêt yooyu défendre am na loo xam ne ñun ñëpp ñoo koy défendre ndoo muy maanaam loo xam dafa jëm ci njàngale mi mais ku ci nekk de façon particulière également am nga say yenn kii boo xoolee étudiants yi lan la ñuy grève boo demee Kaolack nga dem Ziguinchor nga dem Bambey nga dem feneen lan la ñuy wax jox leen nu fu ñu mën a dugg pour jàng fa jox leen nu fu ñu mën a tëdd pour jàng jox leen restaurant yoo xam ne bu ñu bëggee lekk mën nañ fa lekk pour jàngi loolu rek lañu laaj ñu leen ñun boo jëlee suñu préavis de grève li ñuy laaj lan la infrastructure yi nga xam ne ni ñoo ngi ko commencé depuis 2013 nañ ko eggale lan la ñu laaj mesure d' accompagnement yi nga xam ne dañ ministre bi def parce que wax nga ko léegi ci dinaa ci dellu soit ministre bi def ko wax nañ indi mesure d' accompagnement yooyu lan la ñu wax tout simplement mooy texte de gouvernance te loolu lu am solo. mais gouvernance boobu n'est-ce pas que voté woon nañ ko ñu promulgué ko woon donc décret d' application bi moo desoon am déet. waaw kay kooku dama ciy sawar a tontu. dama ciy sawar a tontu xamul tax ndax Banque mondiale dafa wax Sénégal en 2011 ni dafa bëgg dugal loxoom ci njàng ci maanaam ci njàngale mu kaw ñu tuddee ko PGF Sud. mu ni dina dugal ma téeméeri milliards te loolu également lu ñu war a saytuwaat la ndax ñun ñi nekk ci biir secteur bi gisuñu téeméeri milliards yoo xam ne dugagum na ci biir njàngale mi mais kaasala na ci wax nañu dañ koy war a dugal loolu nag ñoom dañuy dugal seen xaalis mais corollaire bi mooy dafa war a ànd ak lu ñuy tuddee nouvelle forme de gouvernance des universités 2011 nguur gi xaw tànqam lu tuuti ba 2013 nguur gi ci boppam nguur gi moo jëlal boppam ni dafa bëgg organiser lu ñu tuddee CNAES mooy concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur ñu woo ñëpp ñoo xam ne dañu yaakaar ne seen xam-xam soxla nañ ko ci pour ñu xam ci situation bii enseignement supérieur du dund nan la ñu mën a def ba génn ci ñu woo ñëpp bitim réew élus locaux yi patronat bi ñëpp ñëw ñu dajale ko bi ñu dajale ko waxtaan boobu la ci tukkee mooy lan am na juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti recommandation maanaam ay ndénkaane muy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ndénkaane yoo xam ne dañuy wax ni ndénkaane yi kat suñ ko doxalee kon njàngale mi bu ci kawe mi war naa mën a dox ñu jël ko jébbal ko gouvernement bi donc du SAES moo demandé loolu de gouvernement bi moo demandé concertation léegi nag ci biir ndénkaane yooyu daf ci am benn ndénkaane boo xam ne dafa wax ni ñii la ñu war a mën a maintenant tabbee recteurs yi nga xam ne ñoom ñooy jiite université yi ñun waxuñu ko de recommandation la boo xamee ni ci CNAES bi la jóge ñu ni ñii la ñu war a tabbee maintenant recteurs yi jiite université yi ñu jël ko yébbal ko président de la république toog ba mu yàgg mu ni au mois d'août je pense 2013 mu ni man kat damay organiser lu ñu tuddee conseil présidentiel pour saytu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti ndénkaane yooyu nga xam ne di génn na ci CNAES nan lañ ko mën a doxalee mu def conseil présidentiel mu ni ci biir conseil présidentiel boobu moom da cee jukki fukki ak benn directive maanaam ay joxoñ la mu ni lii dañ ko war a def par force muy fukk ak benn ci fukk ak benn yooyu boo jëlee 3e directive bi dafa wax ni nii la ñuy tabbee recteurs yi nga xam ne ñoo war a jiite université yi mu fekki maanaam ndénkaane bi nga xam ne joxewoon nañ ko ci CNAES ñu toog 2015 ba léegi gouvernement bi moo jëlal boppam initiative ni dafay tëggaat benn loi bu bees ñu tuddee ko la loi cadre li nga xam ne mooy tënk maintenant université yi nan la ñuy doxee ci la ñu indee conseil d'administration indi conseil académique indi recteur ainsi de suite muy les organes de gouvernance ñu jël loolu projet de loi dafa am fu muy jaar fu bari donc fu mu war a jaar yëpp pour ñu xool ndax loi bi baax na ndax jub na ndax tënkoo na ak yoon yëpp
jaar na fa ba egg ci conseil des ministres adopté ko ñu jël ko yóbbu ko assemblée nationale voté loi boobu delloo si ko jox ko président parce que moom rek la moo am peut-être sañ-sañ peut-être ak président assemblée nationale ci yenn conditions yi pour wax ni loi bi kat maintenant voté nañ ko ba lépp baax na léegi nag dañ ko war a appliquer mais président de la République moo promulgué loi bi te ci biir loi boobu dañ ci wax ni également nii la ñu war a tëbbee recteurs yi mu fekk si recommandation bi jógoon ci CNAES fekk si directive présidentielle bi mu wax parce que décision présidentielle du décision aram du décision soxna si femme mais décision présidentielle donc ñun li ñu jaaxal mooy li desoon képp mooy génnee décret d'application bi pour que loi bi mën a applicable ñu xëy suba ñu ne ñu kat loi boobu léegi gouvernement bi d'accord tuuti donc fa mu jaaroon ñëpp depuis 2013. mais jox nañ leen xanaa ay raisons. amul benn raison boo xam ne bu valable bu ñu mën a jox parce que mënuñu am benn raison bu valable bu ñu la mën a jox. parce que loi la boo xam ne ni loi Sénégal la président de la République moo ko promulgué moom moo woote wax ni CNAES nii la war a demee moo def conseil présidentiel wax ni man kat d'accord naa ci lii yëpp man maa ko jël muy décision présidentielle pare tënk ko ci loi. ñu wax ko kaay appliqué ko mu ni non mënutuma ko appliqué léegi. ce qui veut dire que si 78 recommandations yi ngeen formulé woon ci CNAES lan lañ ci def bu ñu génnee 11 directives yi nga xam ne président tànnoon na ko ba yi insisté nga léegi ci affaire recteur yi seen nomination. mais loolu moo tax ngeen dégguñu bu leen ñuy déggu depuis lu mat ñaari at gi nii ñetti at ñoo ngi yuuxu di wax ni nañu def évaluation 78 recommandations CNAES. parce que su fekkee ni def nga am na politique boo xam ne da nga ko mettre en place nga dem ba ci digg bi politique boobu ñu gis ni la taxoon ñu mettre en place politique boobu ba léegi problème yooyu mi ngi fi mais war ngaa mën a taxawaat gestuwaat saytuwaat mais décision yooyu ñu jëloon est-ce que décision yi appliqué nañ lépp ba mu baax ni mu ko waree est-ce que li ñu war def yëpp def nañ ko est-ce que amul yoo xam ne ni yu jubadi la yu ñu war a joyanti ainsi de suite mais loolu depuis ñaari at a ngi nii ñoo ngi topp seen gannaaw di ko wax président de la République nag jot na fi ñaari yoon ci conseil des ministres ci jamonoy premier ministre Boun Abdallah Dionne wax ko ne ko na organiser conseil interministériel. mais nature grève bi ngeen di def lan la débrayage wala grève totale ñaata jours ngeen di jël. tontu li da nga koy dee ci nature grève bi dina si ñëw professeur ci kanam lay doon gannaaw journal bi Fama dañuy denc réponse léegi ñu dem seetaan. noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy la lay tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias Aram Touré ak ganam ci soir d'info. jërëjëf Cheikh Diop ñu ñëwaat ci professeur Malick Fall jiite SAES sànq Fama bàyyi na la beneen question forme de lutte bi ci préavis de grève bi ngeen déposé ci lan ngeen fas yéene doxal ci grève bi ngeen jëm. waaw jërëjëf Aram effectivement xam nga SAES moom habitude am mooy bu déposé préavis de grève bu préavis bi jeexee rek il faut que mu sumb xeex bi. sumb xeex bi nag mën nañ ko def ci ay façon yu bare mais ren ci suñu yoon bi dafa am beneen forme de lutte boo xam ne moom la ñu jël ndax maa la koy wax sànq ci njëlbéenu waxtaan bi ne la nit da nga am sa doole. di ko dimbalee doomu aadama. bu fekkee ni ki nga koy dimbalee dafa dem ba ci digg mu xaw soofental sa doole bu la neexee mën nga taxawaat ni man kat sama doole maa ko moom. dootu non dinañ jàngale parce que ñun njàngale lañ ñuy fayee dinañ gëstu lañ ñuy fayee waaye nag kenn ci ñun njàngalekat bu nekk dafa am lu tënk ci yow ni lii mooy force loo xam ne da nga ko war a def maanaam am na semaine bu nekk waxtu yoo xam ne da nga ko war a jàngale. wax nañu également ci toujours sur les franchises universitaires wax nañu ni université nii lañ ko tënkee maanaam fii la yem ci foofu mu yem fa la franchise universitaire yi mën yem. d'accord ñun nag dañuy génn di dem fu nekk di fa jàngale ci pour rek mën a porter système bi ñu décidé ni ñun dootuñu génnati université bi. te loolu loi moo ñu ko sant. ñu wax ni également loi moo ñu sant ne ñu nangami waxtu ngeen war a jàngale ñu bëgg ni wax ni nangami waxtu yooyu ñu doon jàngale te doon bëgg porte système bi tax ñuy jàngale ba ay fukki waxtu ak ñaar ci guddi di jàngale samedi ci ngoon ba fukki waxtu ak ñaar ñu ni bu neexee jàngale duñ ko. ñu wax également ni liggéey dafa am tranche horaire boo xam ne ni ci la njàngale ci maanaam ci la liggéeyu administration yëpp maanaam muy diggante 8h ba 18h avec benn pause ñu ni nag bëggatuñu génn waxtu woowu. loolu moom bokk na ci forme de lutte bi nga xam ne moom jël nañ ko ci suñu yoon bi bokkul ak nag grève yi parce que grève tamit moom xam nga syndicat ak grève moom ñoo ànd. jërëjëf merci beaucoup professeur Malick Fall le secrétaire général du SAES la page publicitaire.